ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy def benn analyse de discours déclaration boo xamante ni yaakaar naa ni bettul kenn rawatina yéen ñuy suivre Xalaat TV ndax quelques jours ci ginnaaw lañ leen waxoon ni Adji Sarr bu defee sortie bés yi di ñëw bu mu leen bett ñu ngi koy préparé di ko waajal ngir waxam yi mën a yanu maanaa ci répétition la nekkoon donte maître El Hadji Diouf mi ko sant mbir yi daf ko gën a dugal sérieusement ñun Adji Sarr dañ ko yërëm te ñoo ngi ñaan ay mbokkam ñu dem jëli seeni doom ndax ay magum jëmm yu amul benn fula yu ci mel ni El Hadji Diouf ngir régler seeni problème personnel ak benn doomi aadama ñoo ko jël en otage di ko defloo di ko waxloo loo xam ne bu doon seen doom duñ ko def ñun xale bi dañ ko yërëm mais teewul dinañ décortiquer pièce par pièce li xewoon ci bés ba muy def déclaration ni ñu tëggee scénario bi rôle bi ci El Hadji Diouf doon joué moment bi xale bi di def déclaration te loolu yaakaar naa yenn experts yi seetlu nañ ko mais dañ ci revenir déjà Adji Sarr bi muy tàmbali wax dafa bind lépp dañ ko bindal muy wax parce que scénario bi ñu bind la mënu ko improviser. may wax ne am naa mbégte trop si li nga xamante ne moo jot a xew ci nga xam ne kenn waral lu dul man ak Ousmane Sonko. par la suite bi question yi ñëwee lay soog a bàyyi liir bi di wax correctement. yaakamti procès bi mënul weesu instant bi man maa ko gën a yaakamti parce que li tax ma ne la maa ko gën a yaakamti maa ngi nii mënuma dem fenn mënuma sax bouger fenn te moom au moins moom mu ngi doxi ay soxlam te man mënuma génn fenn parce que ñi may wër la. fii nag la problème yi tàmbalee ndax njombe yu baree bari fii la ko waxee waxoon nañ leen ni El Hadji Diouf bu inventé ay histoire tariloo ko xale bi ñun dina génne yenn passage yu PV yi ñu comparé la Adji Sarr waxoon gendarmerie ak liñ ko diggal mu wax tey. parce que objectif yi moo nekkoon changer PV yi moo taxoon El Hadji Diouf doon wax ci plateau jàkkaarloo que PV yi ngeen di dégg baaxul. PV yëpp ay fen la ñoom nekkuñu avocat seen client seen wax xarit reggul ci dossier bi nu ñu amee PV bi. lii yëpp pour préparer woon Adji Sarr la et malheureusement dañu échoué lamentablement benn mooy bëggoon nañu forcer xale bi mu jooylu parce que Sénégal aussi dëkku yërmande la te booy wax di jooy mën nga toucher ñu baree bari. mais malheureusement rongañee bañ lank ni duñ ñëw. ndax yéen ci la ma daal di xoj ne ma dangay tëdd par force toujours parce que nga foog ne occasion bii dinaa ko raté gis xale bu fees dell di ko raté. mais nañu revenir ci détails yi gën a am solo muy le fond. ndax li ñu bari saisirul ci déclaration Adji Sarr mooy dañoo weddi seen bopp ndax Adji Sarr moom nee na bi ko Ousmane Sonko di njëkk tëddee fekkoon na mu nekk jànk maanaam musul woon xam góor. mën na ko ngir yàlla rek baal ma ci pour beneen yoon sax boo ñëwee au moins ñu pro parce que man xaw ma góor xaw ma lii yëpp ngay def mu ne ma dangay fen après si la ma xoj ma lii ma ci ginnaaw jël loxoom dugal ko sama biir awra gis ne li ma ko wax dëgg la mu ne ma laa ci ma doon envie de plus. malheureusement kaddu yi rapport médical bi daf ko weddi ndax ci rapport bi docteur Alfousseyni Gaye bi nekk hôpital Grand Yoff dafa ni ndaw li ba mu demee yàgg na léegi stratégie El Hadji Diouf moo nekkoon ñu ne rapport boobu noonu baaxul lii la maître El Hadji Diouf bëggoon mais déglu leen fii Adji Sarr bi ko journaliste bi laajee lan moo tax nga njëkkee hôpital bi la defar rapport bi door a dem porter plainte xool leen naka la El Hadji Diouf réagiré. lu tax jiitu woo ci police avant ngay njëkkee prélèvement Grand Yoff parce que d'habitude procédure bi loolu la da ngay dem ci yoon yóbbu la ci orienté la vers un hôpital. instant boobu mu ngi toll woon. non ni ma waxee loolu ñoom ñoo ko loolu. waaw d'accord léegi on reformule la question. fii li ñu programmé woon mooy Adji Sarr ne njëkkeewum hôpital rax ci dolli ne rapport bi baaxul. lii lañ ko waxloo woon léegi bi ko journaliste bi laajee mu fàtte lañ ko digaloon daal di confirmer rapport boobee nga xam ne dafa wax ne ñàkk na ndawam lu yàgg a yàgg contrairement à ce que li Adji Sarr wax maître El Hadji Diouf daal di koy dagg ne ko c'est pas vrai. instant boobu mu ngi toll woon. lii xam naa ndeysaan dañ ko fàtte woon dagg kenn mësul gis lu nu mel moo tax ñu naan leen xale bi ñun dañ ko yërëm. mais nañu continuer ba tey ndax lii ñëw moo gën a graaw comme que ci wàllum enquête boo déclaré ay communication téléphonique ne wax na ak diw ba sàngam
enquêteurs yi mën nañ def lu ñuy woowee réquisition ci opérateurs yi léegi scénario El Hadj Diouf ma nekkoon Adji Sarr bul wax fenn ni jokkoo ak diw ba sàngam rawatina ñi nga xam ne ñoo tëgg complot bi mais malheureusement Adji Sarr dafa échoué waat daal di wax luñ ko santul woon xoolaat leen fii réaction El Hadj Diouf. léegi mooy ci lundi bi léegi ñu toog ba benn jour mu waat ma sama patron woo ma envoyé message ci laa jël message boobu transféré ko ki nga xamante ne mooy Sidi Ahmed ne ko dencal ma loolu. nee na ko déedéet bul wax lu jëm ci wàllum communication téléphonique dañu échoué complètement malgré scénario bi nga xamante ni bindoon nañ ko à l'avance. Adji Sarr daal di ñëwaat di expliquer bés bi mu wax ni la Sonko njëkk a yegg ci kawam. après si la ma daal di tëral ci suuf jël huile bi nga xamante ne moom laa ko doon maasewee sotti ko sama kaw. egg si man. nee na ci suuf la ko tëral yegg ci kawam léegi nañu dem ca PV ya la mu waxoon gendarmerie dafa ni woon Sonko tërlu ko ci suuf mais ca kaw table ba mu ko doon maasee la yeggee ci kawam te nee na moom Adji Sarr moo simmeekul boppam gis ngeen contradiction bi mais contradiction yi jeexagul des na xam nga Ndeye Khady Ndiaye borom salon de massage bi dafa ni woon dafa dàqoon Adji Sarr parce que jikkoom doyu ko mais Adji Sarr daf ko weddi nee na moom musuñu koo dàq moom moo bàyyiloon boppam ndax sàkku yu bëri ñu ko doon sàkku. sama xarit yi nga xamante ne moom laa doon liggéeyal foofu ñu may naan toogal man leen bàyyi leen rek ma dem mu bàyyi ba si guddi gi ma yóbbu leen ñoom ñëpp ci Brioche Dorée ba ñu jënd reer après man ne leen sama bagage yi nga xamante ne ñu ngi ci beneen cabine bi ma wax beneen fii bi na ma ko indil ma daal di génn si guddi gi dem sama yoon daw ñu toog ba ay 5 mois daw ma mooy dàq bi nga xamante ne Fatou Fina wax na ne moo ma dàq bu nekkul woon ni may bañ a dugal ay tur kon ma wax leen ngeen dem laaj ay xale yu jigéen yooyu te am naa ci ay profil bu fekkee ne jour boobu noonu man maa génneel sama bopp dem sama yoon man maa dawoon parce que ñëpp a ngi naan ñu lay def lii di la def lii te dawoo lan moo tax ne leen demoon naa man demoon ba mu am ay 5 mois xaw ma 6 mois. nee na dàquñu ko woon moo dawal boppam pendant 5 mois juróomi weer duggul tànkam ci salon de massage bi ndax yàqataan bañ ko daan def léegi nañu delluwaat ca PV yam waxoon gendarmerie biñ ko laajee ndax Ndeye Khady Ndiaye daf la mosoon dàq dafa ni déedéet maa bàyyiloon sama bopp li mu wax ci vidéo bi mais différence bi mooy dafa ni dafa bàyyi pour benn jour la arrêté woon le lendemain la ko Ndeye Khady Ndiaye woowaat mu ñëw ci vidéo bi ko El Hadj Diouf defloo dafa ni dafa bàyyi woon pendant 5 mois ci enquêteur yi mu ne woon benn jour kottu la mosoon arrêté daal di dellu siwaat mais jeexagul enquêteurs yi ne ko lan moo tax nga arrêté woon lan moo doxoon sa diggante ak sa patron mu ne dama doon toppatoo benn client te yeggali ma woon liggéey bi mu daal di dal sama kaw te loolu neexuma woon waxul ni sàkku bi ñu ma doon sàkku moo taxoon ma arrêté comme ni mu ko waxee ci vidéo bi mais dafa ni dafa xuloo woon ak Ndeye Khady Ndiaye loolu di beneen incohérence mais ba tey ci biir PV yi fa la ñuy des gendarme yi na ko à part premier jour bi la Ousmane Sonko njëkkee sàkku ñaata yoon la yeggaat sa kaw Adji Sarr tontu leen ni le 21 janvier le 31 décembre le 11 janvier ak le 2 février muy 4 fois ñeenti yoon buñ ci boolee premier jour bi mu wax ni lañ ko njëkk a sàkku muy 5 fois kon nee na juróomi yoon la Sonko yegg ci kawam mais ci déclaration bi ko El Hadj Diouf defloo mu ne xamul sax ñaata yoon la tellement que liñ ko sàkku dafa bari lool. ñaata yoon ngeen sëy. sëy nañ lu bëri loo xamante ne ñëpp a ngi naan viol répété sëy nañ loo xamante ne man mii sa jàpp ma ko mais bu fekkee ne ëpp loolu. journaliste bi laajaat ko ndax daan nga jokkalante ay kaddu ak Ousmane Sonko période bi mu la doon sàkku mu ne ñoom ñaar lenn rek la ñu sekkoon mooy waa ji ñëw tëddee ko tëddee kese lañ sekkoon ñoom ñaar. mosuma toog ak Ousmane Sonko di ko wax lu jëm ci sama vie mosuñu toog sax di am ay yenn paroles yoo xamante ne day jëm ci man. day ñëw seq say kese la seqoon ak man. mu ñëwaat ne ñoom ñaar daan nañ waxtaan ba Sonko sax di ko wax ci vie privée am. daf ma doon wax ba wax ma li nga xam même problème bu mu am ak jabaram daf koy day ñëw di ma ko wax waaw pour ma wax leen benn jour février bii passé
le 2 bi bu ma koy mujjee wax nee na ma dafa xuloo woon ak benn jabar même ba muy ñëw sax mu ngi gis jabar bi juste bëgg ñu juboo mu sol benn robe bu rouge waaye faalewu ko parce que fu man bu ma njëkkoon xam du takk ñaareel. kon Adji Sarr moom ndeysaan malgré lël bi ñu ko dugaloon di ko waajal scénario bi dafa dem ba jaxasoo ci bopp bi lu bari sax dañ ko dagg ci vidéo bi parce que newul woon direct mais bu newoon live and direct musiba daal di am dem na sax ba ni moom waxatul waxi viol mais na Ousmane Sonko wax ni tëdd na ak moom loolu kese la bëgg. bu fekkee ne mosul seq ak man waxatuma sax viol bi wala mosul sëy ak man rek laay wax waaye bu fekkee ne mosul sëy ak man na waat teg kaamin jàpp bés bu ko defee man dinaa retirer sama plainte lu ma ci góobe ma gar ko. xam nga lii moom kenn mosu koo gis ci këru àdduna yow nga ni dañ la sàkku mais léegi nga ni waxatoo léegi waxi viol mais na waaj nangu rek nga bàyyi lépp mu sedd kañ la jigéen ju respecté boppam di ndamoo ni benn góor mu ma tëddee parce que moom bu ñu ko déggee dafa mel ni victoire am mooy Ousmane Sonko yegg na sama kaw loolu rek doy na ko ndam lii moom xam naa ni métti na képp kuy jigéen rawatina ñi nga xamante ni ay saay-saay jot nañoo yegg seen kaw ndax li garaaw ci kaw Adji Sarr mooy yenn kaw siif yi kenn dootu ko jël au sérieux ëllëg mën nañ sax siif xale bu jigéen kenn ku siiw daal di yegg ci kawam du ñemeeti wax parce que dafay ragal ñu ne ko waxoo dëgg gis nañ fi kaw Adji Sarr kon kii dafay yàq lu bëree bëri ci combat bi yenn organisation yi di mëne depuis des années ngir protéger jigéen ñi aar leen ci yenn saay-saay yi mais nag kenn tooñuñu ku dul El Hadj Diouf seetlu ngeen ni ñun depuis le début dañ ko bërgal ndax jom dafa xëy mu gont magum jëm war lijjanti say njaboot di wër di lambar-lambari di utiliser benn xale bu jigéen juste parce que dafa am benn problème personnel bu bëgg a régler ak benn doomi aadama moo tax il faut que mbokk Adji Sarr yi jël seeni responsabilité ñu ngi koy utiliser di ko gën a dugal ci guuta ñun xale bi personnellement duñ ko yërëm nuñ ko dimbali moo tax ni ñuy sàkkoo naan libéré leen ñoom Guy Marius Sagna noonu itam la ñuy sàkkoo ñu libéré Adji Sarr nañ ko bàyyi li muy dund moo raw rëbës dañ ko tëj teg ko fitna di ko joué ay scénario mel ni ku nekk Marodi wala Evenprod kon ndaw si nañ ko dimbali balaa ñu koy gën a dugal ci musiba kon taxaw seetlu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di rajo incha allah beneen yoon ci beneen jàkkaat jaa ngeen jëf.